ñu ñëw ci Sonko xamul ni Sonko ñun ñoo ànd ak ñun ñoo ànd ak Sonko ñu ngi bëggee Macky Sall ñu ngi bëggee Sonko. moo wax lañ ñoom daf ñoo soxla. jaajëf merci. defal ko vinaigre defal ko vinaigre s'il te plaît defal ko vinaigre. dégg voilà le troisième passage dafa dem ci xalam. gis naa benn gars dafa dem ba muy. waaw bu ñu bu ñu ko ubbee rek bu nekk ci biir. ñu jël ko yow seen yooyu ngeen nan def moo jeex non fi ngeen toog def li ngeen def ni ngi toog seen gaale mu jeex ngeen def lu leen nekk na non de toute façon sénégalais ragal la suñu génnee nday affaire yi ñibbi seen gaale mu jeex loolu jeex na loolu c'est fini jeunesse bi bëggatuñ dund loolu suñu hôpitaux yi mënatuñ nday faju dëkk bi nday doxul dara doxul nit ñi dañu xiif amuñu hôpitaux amuñu dara nit ñi dañoo bëgg a changer la donne bëggatuñ dund nekk seen i jàmm loolu c'est fini gars yi bëggatuñ dund loolu jamono 1960 ngeen nax suñu maam yi nax suñu papa yi nax suñu sëriñ si 80 ngeen nax suñu maam yi nax suñu papa yi nax suñu sëriñ si 90 la même chose les années 2000 ngeen doog a defaat la même chose loolu moo jeex booy bañ nan c'est fini génération bii nii bokku la génération bi ngeen doon nax di ko jaaree ci sëriñ si di ko jaaree ci mbër yi di ko jaaree ci waykat yi génération boobu bii ak bii bokkul li c'est des gens yu conscients yu bëgg seen réew bëgg a changer la donne pour suñu doom yu war a ñëw ëllëg fekk fi beneen Sénégal c'est mooy yooyu ngeen amal affaire vous n'avez plus affaire à des nervis yu leen di attaayal ay boy yu bëgg a defar seen avenir ngeen amal affaire il faut ngeen def loolu seen bopp yi la donne va changer par force. dañoo sonn on est des jeunes yoo xam ne dañoo war lii injustice la lii du démocratie ça relève pas de la démocratie on en a marre de ce régime lañ jaa Assemblée nationale lii du yoon du dëgg ñun on est des jeunes maa ngi nii dama waroon a jàngi mais xool ak Sénégal moo ma ko jaral Sénégal moo ma ko jaral. c'est ça la jeunesse consciente c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui il faut ngeen comprendre loolu noonu il faut ngeen comprendre que ne naxa bi toog seen bureau yi yónnee ay alkaati ñu xuuxal nit ñi jeex na da ngeen ne Sénégal ragal la bu ñu ko xuuxalee mu dem toog di ngeen juum bii ba. noo bëgg moo nga ne ok vinaigre bi anam kaay moom nga bay lu gos la boy kaay mu gaaw jeunesse bi dootul nangu loolu ma jeunesse bi nii c'est une jeunesse déterminée c'est une jeunesse toute la jeunesse laa la wax nag fu ñu mënta nekk si Sénégal ak ba ngeen toog ci kaw baadoole yi est-ce que seen bàyyi moom réew mi ba ngeen toog ci baadoole yi barki Dembo Ndiaye ngeen ñëw di raam nday di ñaan votel leen ma une fois ñu votel leen ngeen jël baadoole yi def leen seen i jàmm ba ñu lekkee seen i jàmm moo damm ndeyam baadoole yi du ndey seen i jàmm il faut ngeen comprendre ndey loolu non mais mënu ma garder sama insolence foog ma waaw. valeur ngay incarné valeur yu baax ngay incarné. maa ngi jégalu kàddu yi ma ciy boole te bokk ci aussi foog ngeen comprendre ma. wala jeex rek. lii rek lañ xam tooñ bu askan bi bañee ñu duma leen. tooñ bu adduna bi yëpp a ngi avancé ay Rwanda yeneen dëkk yi ñëpp a ngi avancé ñun lañ doon dund 1960 ba léegi la ñuy dund ay tapet yu toog seen i bureau nañ leen dóor ñoo yor alkaati bi nañ leen dóor kañ lay jeex ñun doo war a continuer même suñ ñu tooñoon sax waruñ ñoo def lii su fekkoon ni ñoo leen tooñ sax waruñ ñoo def lii surtout que ñoom ñoo tooñ yónni ndey am benn caas nekk ci ginnaawam caas bi di duul ne
di créer ay histoire ñëpp xam ne kii day duul amul benn Sénégalais bu gëm li kooku di wax ndax lan parce que y a des gens yu nekk ginnaaw ci ginnaaw di tirer les ficelles pour jëmale affaire bi fi mais loolu kañ la ku wax ay droit nga jàpp dóor tëj kii nga nangu kii nga tëj ay foog loolu bro warul am duñ ko nangu nañu dee na ñëpp nañ dee lii mooy la jeunesse lii mooy la jeunesse il faut ngeen comprendre que ni jeunesse bi bokkul ak jeunesse bi ngeen daan noot jeunesse bi ngeen daan nax ak bii bokkul il faut ngeen comprendre loolu ñun man laxatuma de maa ngi delloo ziar man ne du patriote yi nitu dëgg yi la képp ku bëgg Sénégal ku bañ tooñ képp ku bëgg dëgg képp ku dul nangu ñu yeew la def la jàmm yow yaa génn nii di bañ lii même ñu toog seen kër yi seen xol yi mi ngi bax ñu am ay tapet yoo xam ne depuis 1960 ñooy toog ci palais bi jël suñu xaalis suñu ay impôt suñu li ñu moom yëpp leneen lañ ci def duñu ci tabaxal ay hôpitaux duñu ci defal ay université duñu ci defal suñu doom yi ñu ngi jaar ndey ci géej gi di dee ñoom lenn rek lañ xam jël alal boobu ñëw diñ ci dóoraat fenel ñu jël benn caas bu nekk ci ginnaaw di duulal ab góor ab liggéeykat ñu ne lan nan pexe balaa muy comprendre rek ñu yóbbu ko mandat de dépôt suñu ñëpp noppee nañ defoon Khalifa Sall la ñuy def Ousmane Sonko suñu bakkan lañ mu laaj lu mu laaj ñu jox bu laajee bakkan ñu joxe bakkan yi est-ce que comprendre li ma lay wax parce que ci dëgg la ñu nekk xam nga man bu doon tooñ la maa ngi sama gaale parce que du ma ànd ci ay tooñ mais ñuy xeex dëgg ma toog sama gaale loolu sama dignité mayu ma ko est-ce que xam li ma lay wax lu mu laaj maa ne que by any means necessary you understand me by any motherfucking means necessary fuck out of here man ñëpp teew nañ et ce n'est que le début diaspora bi gars yi ñu ngi dem ci consulat yi di siège région yi booy yi xam nañ lan mooy dël bi xale yi ñu daan jàpp di nax di leen jox ay nervi di leen jox ay ataaya booy yooyu ay millionnaire lañ bëgg a doon dañoo bëgg a am ay kër dañoo bëgg a takk ay jabar mënuñu ko génération bi ñu doon nax ak bii bokkul génération bi ñu doon nax ak génération bi bokkul bii ay boy la yu conscient yu bëgg dara seen life kenn du ko jaare ci ay tariixo kenn du ko jaare ci ay ethnie nitu diine yi maa ngi leen di ziar nitu diine yi maa ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen wormal ay nit yu baax lañu amuñu ak ñoom benn problème suñu problème du ñun ak nitu diine yi c'est une chance pour le Sénégal les khalifes généraux et autres c'est une chance pour le Sénégal je ne parle pas des marabouts imposteurs jamais ñu laal seen intégrité parce que nitu diine yi c'est une chance pour le Sénégal jamais ñu trompé wu de combat on connaît nos ennemis ce ne sont pas les khalifes généraux et autres malgré qu'il y a des marabouts imposteurs yu nga xam ni foo dem ñu ngi yàqate mais les khalifes généraux ak seeni nit on les respecte dañ leen di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di leen jox seen wàccuwaay parce que ñoom dañ leen di wormaal parce que ñoom dafa am lu ñuy représenter pour Sénégal jamais ñun disrespect suñu nitu diine jamais c'est une chance pour le Sénégal nos hommes religieux jamais. ban justice maa ngi justice baa ngi nii maa ngi nii justice c'est la lutte libère amul discours amul expliqué yàq la lutte qui libère parce que ñu ngeen ko seqal duñu ay corps duñu demee droit duñu ay démocrate xam nga la leen mën jàpp baadoole yi di leen dóor jàpp baadoole yi di leen toroxal jàpp baadoole yi amuñu fuñ fajoo amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan jaay ci géej gi di dee ñu jël ndey suñu xaalis yóbbu ko ci compte yi seen i doom di dund àjjana ñun suñu yaay di gën a dund la misère loolu moo war a jeex. modèle bàyyi ñu fi jóg ñu leen mën a wayal wala boog dañu tayal ak rek lañu yoreel kon mën naa dee ñu fay ay briques ñu ci bureau la leen xaar ñu ñuy tëj ci ay hôtel di lekk ndey suñu mën weer mi ngi bis mi ngi ñëw dañ takk suñuy mënat waaw kenn baal li ñu yore lépp na mat économie réew faux billet day taxanteel te faux billet yi ñu jàpp ñëpp faux billet ñu ngi seen gaale toog ay député yu ñu jàpp ndey faux billet ñu ngi seen gaale toog ñu fekk koo xamante si ni jëlul dërëmu Sénégal ñu xool naka lañ ko tëjee ci kaso bi. seetaan ndey loolu maa nekk koo carré. ay xool fii mooy dindi grenade. waaw merci doomu commissaire. waaw waaw dëgg la.
Cheikh Anta Diop day dee rek mais du bàyyi. lii mooy solution da koy xool quoi mooy tax grenade bi bàyyi. Merci beaucoup. Merci. Nice. Ouais, ouais. Merci. Toj na ndey bëtu jàmbur. Rey nañ ndey. dañuy dee. Rey nañ ndey kenn. Rey nañ ndey benn boy. bu ngeen foogee ne li mooy tax gars yi dellu ndey ginnaaw da ngeen ndax seen bopp ku la ndaxaat tàmma ndeyam da ngeen ñuy rey benn par benn ba ñu jeex rey nañ ndey benn doom Sénégal rey nañ benn patriote benn doom Sénégal yàq nañ ndey boobu booy bàyyi nii tëdd yéen ñëpp ko gis ku foog ne lii mooy delloo ndey gars yi ginnaaw da ngay nax sa bopp maa nekk bakkan yi lañ pare pour jox leen ko ñaata bakk xoolal nit ñi booy booy li dof ci Sénégal set yaa ngi biir kër Ousmane Sonko yaa ngi ci combat bi nu mu demee soo koy jàngatee tey waaw dañuy combat ñu ngi xeex suñu combat ñu ngi def li ñu war a def ñu ngi teewal suñu réew ñu ngi teewal dëgg loolu rek la la leen indiwuñu pour ñu teewal suñu réew teewal dëgg waaw ñu ngi en face de ñun ay sàcc ay ragal yu làq seen ay bureau yónni seen ay nit pour rey ay doomu sénégalais xaalis bi ñu yónnee lii ñuy door lépp impôt wu Sénégal yi impôt wu villageois yi amul lu ñu lekk la yaay yi nga xam ne seen doom yi dee na ci géej gi dañuy fay impôt léegi impôt boobu la ñuy jël di xool naka lañ ci fagaagale doomu sénégalais yi loolu ñu duñ ko fekk ba noppi Baye Fall tëdd suñu gaale dina la c'est impossible billahi dañuy ànd ak dëgg ban jël suñu bakkan yi yóbbu barki alxuraan billahi bakkan yi la ñuy joxe barki alxuraan booy yow fii ñëpp c'est la jeunesse sénégalaise c'est la jeunesse sénégalaise ça c'est la jeunesse consciente ñii duñu ñi ngeen daan jàpp di nax ñii duñu seen ay nervi ñu leen daan jëndal ataaya ñu toog doo booy dañu am ambition bëgg seen réew mënatoo leen ñoo nax mënatoo leen koo jaar ci benn télé mën leen koo jaar ci benn journaliste mënatuñ leen koo jaar ci benn sëriñ mënatuñ leen ñoo nax mënatuñ leen ñoo nax ça c'est la jeunesse debout c'est la jeunesse digne c'est la jeunesse patriote gëm suñu réew bëgg dëgg teg affaire yi ci code lépp di jaar yoon amul leneen lu na mbir yi di jaar yoon fii ak mbir yi jaarul yoon nañ ko yóbbu hôpital kii la est-ce que dañu woo ambulance ah moo mu ne woo ambulance quoi waaw loolu waaye woo leen ambulance dañ koy gaañaat woo leen ambulance waaw kon nañ def bouclier bu ambulance du ñëw kii dafa perte connaissance. benn waay moo ko yor fii mais xamuñ fu mu koy yor. wen Arlem même en temps de guerre ambulance bi c'est la paix day ñëw ah bah oui parce que ils sont responsables ñoom ils sont responsables de ça. yow ñi dëmm ñi dañuy wax ambulance bu ñëw ay dëmm ñooy ko waxal yow li ngay wax ni ay nit a koy def dëmm yi dañ naan ambulance bi bu leen dem ñu di ay dëmm lekkat ni di damandee yi nga yaakaar daan ma ne def sama classe yi ñu ngi ci biir ñu ngi di xoolal rek ñoom saaga seen tey. ay dëmm la ñu ngay wax lan dina gaañ suñu avenir yi bëgg a mettre en jeu loolu duñu ko nangu. bañ leen lu leen jaral nañu ko. bañ waaw ñu ne kese moo fi des seule la lutte libère billahi wallahi tallahi azim bu dee yéen a moom réew mi dina leer te Macky Sall bu dee yaa moom réew mi wala Serigne Bassirou nu mu tuddati. Guèye ak Bassirou Diomaye. Bassirou Guèye du Diomaye de Diomaye day moroomu ñooñu Diomaye di nit ku baax Diomaye di patriote di nga naan ma Diomaye Serigne Bassirou Guèye Antoine Félix. waaw Serigne Bassirou Guèye yéen moomu leen réew mi. kenn tapetu leen nag il faut mu leer leen kenn ragalu leen barke yaa Rasulullah amul leen ku ngeen fii tiital maa nega amul ku ngeen fii kenn tapetu leen tey fii ñun dañuy dee. ñun dañoo pare pour dee xool leen ñun dañoo pare pour dee. li ngeen def Mamadou Dia du ngeen ko def Sonko. ñun dañoo pare pour dëgg la de
nu ngeen def Mamadou Dia def ko Cheikh Anta Diop doo leen ko def Ousmane Sonko yéen a ngi seen bureau yi yónni ay alkaati ya ñoom la ñuy wax dañu war a ndey fipp waruñu nangu ñu leen di utiliser di rey doomu Sénégal yi ci loo xam ni du dëgg du yoon bu doon dëgg sax ñu wax waaw mais ay duul la ñëpp xam na ni li yëpp ay duul la est-ce que dañ koy nangu est-ce que dañuy nangu ñu yónni benn gel mu dem toog ne dañ maa def lii dañ maa def la ñëpp xam nañ ni ay duul la ba noppi du mujj fenn parce que yàgg nañ ko def ay nit du mujjee fenn est-ce que loolu dañ koy nangu dañ ko daan def nit du mujjee fenn ñu fekk ay gor toroxal leen tëj leen ci kaso bi yàq seen carrière parce que lan parce que ñoom ñoo yor juge yi 94 milliards yi barki démb lañ leen wax du mujj nday fenn affaire Aliou Sall lañ leen wax du mujj fenn Bougazelli anamu mi ngi nday ci banlieue bi di lekk ay omelette te ñu ngi ko jàpp nday ak ay milliards de faux dee what the fuck man da ngeen di continuer di dund loolu da ngeen di continuer di dund loolu doomu baadoolo yi yéen doomu baadoolo yi dañu bëgg na yéen mérito woo leen dara yéen mérito woo leen dara toog leen rek su ngeen amee ceebu jën baax na su ngeen naanee benn ataaya baax na est-ce que loolu la Sénégalais bi mérité est-ce que dem ngeen ci hôpitaux yi xam la fu nekk est-ce que dem ngeen ci régions yi xam ni yàlla famine est-ce que xam ngeen li xew ci biir réew mi est-ce que da ngeen koy nangu dañuy continuer nangu ko wala dañuy wàcc dakkal ko lii def dafa efficace moo tax dañu maintenir loolu non gars yi de toute façon loolu moom c'est leer na nga ne am na gars yi ñu rax am na ay yoo xam si ni ci renseignements généraux yi li ñëpp a ngi fi mais yooyu yëpp job ndeyam yàqu ko parce que dañuy liggéey kum neex toogal kum neex nga àggale la neex man maa ngi nii sama kas ka làqatu moo damm ndeyam làqatu moo ma leen di dof foo kaare xëy man Momo c'est bon Momo c'est bon Momo c'est bon Momo c'est bon kon laa xam moo damal ndeyam man la kii la mais laa xam ndeyam man dama am lu may damal ndeyam ci budul dëgg rek laa ragal ak yàlla man dama ragal ndey nit man tooñ rek laa bañ tooñ rek laa ragal lu dul tooñ ragalu ma fekk tooñu ma damay nekk ndey à l'aise si li may def waaw mais da naan man ndey ay mas bu ndey mas mooy famille kenn du xool wala c'est des journalistes C'est bon. Bëggee bro, bëggee jaajëf, respect bro, respect.
Ouais, les gars. Yo, Kai. C'est comme ça. Le plan de guerre, c'est simple. Il faut que nous amenons président Macky Sall il faut mu comprendre que ni kenn tapetu ko comprendre que fi waxee on a un respect pour suñu police amuñu problème suñu problème du police bi dañ leen jox ay ordre pour ñu dem def seen liggéey suñu problème du police bi mais ñi làqatu seen bureau yónni police bi ci ay fen ñoo ñooy suñu problème fii kenn tapetu leen an lañ leen di tapete xanaa du ngeen ay nit bis bi nit ki war a dee dafay dee kenn mënu ko tax mu dund bis bu mu warul dee du dee fii ku ragalul yàlla ku ne baadoo la nga sol seen i costume cravate làqatu seen ay bureau di yónni ay nit di duul di créer ay mafia di créer ay complot ay stratégie foog ñu daaneel diw on a du lourd sur diw foog diw daanu ngeen bëgg na nit ñi daal le Sénégal tapet la nañ def ni ñuy def rek du mujj fenn ay wax kat rek la Sénégal tapet boobu non nitu jàmm la parce que da doon reculer dafa reculer ba sës nday ci miir bi instant bi nii boo sësee ci miir bi lenn rek mooy des soit nga xeex sa liberté xeexal say doom xàll yoon soit nga nekk benn lâche bàyyi ñu def la jàmm ñii kañ lañ fi nekk ay barki démb ñu ngi suñu koñ yi votal leen ma dimbali leen ma di def ay débat ñëw suñu gàlle yi di ñëw ci dëj yi ak ngénte yi pour ñu jàppale leen 2 3 mois 4 ans après ñu toog nday ci bureau yi bëgg a doon ay buur def baadoolay ay jàmm toog si kaw sénégalais yi di fajoo ji kaaw sénégalais bi amul fu mu fajoo amul lu mu lekk amul lu mu naan booy bi toogoon sa téléphone barki démb ñëw di la saraxo nga fotal ko kooku moo toog sa diggu bopp tey di toroxal sa papa sa yaay xaalis bi waroon a def sa hôpitaux yi mu sàcc ko sàcc bu taxaw ne yow laa àndal ñu fat ko du mujj fenn bu ñu jàppee faux billets yi du mujj fenn OFNAC bu ñëwee ñu xool dossier yi nga xam ne dañ leen a képp bu ñu bokkee ñoom du mujj fenn te ñooñu barki démb ñu ngi ci koñ yi duñ ay nitu dara tey ñoo taxaw fële di mattatu naan bàyyi leen ak ñun rek bàyyi leen ñun Sénégal dinañ leen ndox di yónnee nday ay nit yoo xamante si ni ñun ñoo leen di fay dañ koy bañ Macky Sall moo ñu dañ koy bañ Macky Sall moo ñu jeunesse bi ngeen daan xoxatal du bokkul ak jeunesse bi ngeen daan nax bokkul ak jeunesse bi il faut ngeen comprendre que les choses ont changé jeunesse bi ngeen daan nax à la télé jeunesse bi ngeen daan jaar ci mbër yi di leen nax ak seen waykat yi jeunesse bi ngeen daan jaar ci diine bi di fenal diine bi di jaxase tarixa yi fu ngeen bëggee dara dugg jaxase tarixa yi duulal tarixa yi dugg ci sëriñ si dem def ay okalaat toog sëriñ soosu ngeen dem di leen seeti su ngeen wëlbati ko yéenay toroxal seen i ndongo yéenay toroxal seen i taalibe yéenay tëj seen i taalibe yéenay sàcc alalu seen i taalibe gàmm bu amee wala ziar ngeen dem di duul mais kañ la ñuy yeewu mais dañuy continuer di dund loolu dañuy continuer di ko dund parce que y a des bouffons en cravate derrière leur bureau non mais kañ la ñuy jug ger mais gor kenn du ko ger baadoo la kese la ñuy ger ku xaalis tiital kese la ñuy ger gor ci ay combat ay principe lay dox ba bis bi muy dee gor ci dignité lay dox ba bis bi muy dee bëgg sa réew doon patriote ba buñ la laajee sa bakkan nga joxe ko loolay góor baadoo la kese lañ mën a nday jënd par xaalis day jeex mën nga jël 50 millions suba nga dee desal ci dëgg boo dekkee ñu xam ne ci dëgg nga dee say doom bu ñëwee ëllëg ñun la ci dëgg nga dee suñu la laajee nga le ëllëg say doom ñun la bi xeex joxee jug nga xeexal say doom caxe ji kese la ñuy jënd 100 millions 200 millions 50 millions pour caxe ji la maa nekk ñun duñu nday caxe yi kenn ay patriote lañu kenn duñu nday ger caas yi kese la ñuy ger ñun ay oji lañu kenn duñu ger ci dignité la ñuy dund ci la ñuy dee nous sommes des patriotes dañoo gëm suñu réew jeunesse bi bokkul ak jeunesse bi ngeen daan jàpp di dóor di tëj di nday xoxatal kenn ragalu leen
wax leen policier seen rak la ñuy nekk di seen ay lacrymogène seen rak la ñuy nekk di dee. ay Sénégal ñoo xamante ne ñoo bàyyi lépp du kenn policier yoo xamante ne amuñu conscience. ay président ñoom ñoo nekk di ñëw parce que yaa policiers yi suñu combat du ñu nag yéen suñu combat du ñu nag yéen la police les hommes de tenue suñu combat du ñu nag yéen bañu ñu leen suñu ay frère ngeen suñu ay nijaay ngeen ñu bañu ñu leen ñii di leen def loolu le sale boulot il faut refuser ça refuser de faire le sale boulot refuser de tuer vos frères sénégalais bu doon dëgg la sax da ngeen war a refuser surtout xam ngeen ne li ñu leen koy def loolu lépp ci fen la taaju di ngeen ko layoo ak suñu borom billahi wallahi tallahi bu doon ci dëgg ngeen nekk def leen lu leen bëgg mais leer na leen ne ñii di leen yónni xam ngeen ne ci fen lañ leen yónni billahi ci seen ay compte banque yu duuf ci seen avenir u doom moo tax ñu yónni leen pour ngeen tirer ci yeneen sénégalais bu doon dëgg moo tax sax ñu wax waaw xool leen lu ngeen di def les hommes de tenue xool leen li ngeen di def booy yi yëpp yéen nañuy xeexal seen yaay yi ngeen bàyyi seen gaale yi la booy yi di xeexal seen mbokk yi ngeen bàyyi ci région yi ak ci village yi ñoo fi indi booy yi yëpp Sénégal jëm ci kanam moo tax ñuy xeex bu leen leen def seen i noonu bu leen leen def seen i noonu on sait que seen liggéey ngeen di def mais am leen retenu ci ordre yi ñu leen di jox am leen retenu ci ordre yi ñu leen di jox vous n'êtes pas nos ennemis la cible c'est pas vous la cible ce sont les traîtres sàcc yi toog ndey ci état bi ak ñu toog ci bureau yi ce sont eux nos ennemis ce ne sont pas les hommes de tenue il faut ngeen demee seen brain raak rek jàkk la lutte qui libère ñii ñëpp bëgg Sénégal kese moo tax ñuy risque seen ay vie kenn ñàkk ci fayda kenn ñàkk ci xëy ñii ay étudiants lañu bàyyi seen njàng ñi dañoo tëj seen place ñëw barki alxuraan ay professeur ay cadre ay nit yoo xamante si dañoo professeur laa la ay professeur ay marchand ambulant professeur laa la xamal ay marchand ambulant ay étudiants ñii duñ ay samba boy ay nit yu bëgg seen ay chef d'entreprise ay chef d'entreprise laa lay wax xoolal bu leen kenn wax que ni ay boy yu bëgg daa xam ne non ce sont des responsables des vrais patriotes ay nit yu bëgg seen drapeau billahi on est fiers de vous on est fiers de vous on est fiers de vous Patriote à vie on est fiers de vous Sonko patriote à vie on est fiers de toi aussi man je sais au lycée de Sokone. je suis professeur au lycée de Sokone. mais lii daf ma ko jaral moo tax ma ñëw. très bien ay responsable kese ñoo fi nekk que des responsables képp ku bëgg dëgg. ah oui képp ku bëgg dëgg. intérêt population bu ñu taxawee non moo jiitu quoi Macky Sall dañu rey Macky Sall jaaroo suñu kaw boobu ñu yokkal ay jeel yokkal ay cimetière yokkal ay jeel ak ay cimetière. voilà Jokalante ñun ñu doon kay ba anything ñu ragaluñu dara ñu Sénégal ñun moo ñu ñor. Macky Sall ñun Sénégal moo ñu ñor ñun. foog ma laaj sama bopp dañ soxla réponse bi da day ñëw. boo yaa ngi dee ci géej gi laal lañ la wax yow complot yi ngeen di teg pour tëj benn innocent benn nit koo xamante si nii xoolal ku gëm réewam liggéeyal temps bi ngeen di def ak énergie ak xaalis boobu pour tëj lu waajooju noonu nañ fexe ba booy duñ dem ndey si géej gi di dee suñu doom yi suñu rakk yi ñu ngi dee ci géej gi par milliers 480 la ñuy wax ëpp nañ ay milliers di dem ñu ngi dee ci géej gi essayez de changer la situation essayez de changer la situation c'est ça le combat ce n'est pas de tuer les Sénégalais ni de faire peur aux Sénégalais essayez de changer la situation construisez des hôpitaux fexe leen njàng mi dox fexe leen booy yi am liggéey dootuñ jaar ci géej gi di dee c'est ça le combat man yóndee ay alkaati di foog nit ñi dañ leen di ndey ragal kenn tapetu leen yokku leen ndey jeel yi yokku leen cimetière yi oh mais Guys. Kay jàppale ma waay nga jox ma
Respect, bro. Respect. Il y a que la lutte qui libère. Amul lanen, bro. Amul lanen. Amul lanen jusqu'à la mort. Till we die, amul lanen. Billahi, amul lanen. For real, bro. Respect. Respect. Kii dañuy yàqal kii buñ ko bàyyee dañuy yàqal note bi ñuy note askan bi mu ñuy yee di sulli dossiers yi di sulli affaires yi kii buñ damul tànk yi dañuy yàqal kii buñ ko tëjul dañuy yàqal kii buñ ko noppilowul dañuy yàqal kii buñ ko teelut a arrêté dañuy yàqal kii mi ngi yee Sénégalais yi kii baaxul ci ñun ñu ne kut ko kut nañ fexe nuñ ko dammee nañ fexe nuñ dammee tànk yi nañ fexe nuñ ko tëjee kase rythme bi parce que mi ngi am si doole mi ngi ñuy yàqal suñu mafia mi ngi yee société bi mi ngi yee jeunesse bi kii li muy def bu àggee dootul baax si ñun donc lan mooy solution bi mooy suñu énergie bi yëpp nañ ko def pour xool naka lañ ko jeele buumu jaam gi dafa war a jeex buumu jaam gi dafa war a jeex dafa war a jeex du jeexe naneen du dul la lutte du jeexe naneen du dul la lutte